mbokku internet yi bàyyi xel Sénégal Buzz 221 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte ak kontaante jàkkaarloog yéen ni ñu koy defee saa su ne di leen dalal ay ndaanaan di leen dalal ay kilifa yi nga xamante ne yéen a ngi leen di bëgg a gis fii ci Sénégal Buzz 221 waaye ni ko noonu la ñu dalal koo xamante ne nag sénégalais min nañ ko ci rédaction yi nga xamante ni tey moom ngeen di bàyyi xel rawatina Sénégal Buzz 221 di imam Makhtar Gueye Jamra waaye laataa ñu koy bàyyi muy nuyoo rek imam ñu ngi leen nuyu di la ziar bu baax a baax di ziar aussi ñi nga xamante ni ñoo di communauté Layène ci bés bu sell bi nga xamante ni ñu ngi koy ànd ak ñoom di ci màggal jëm jooju nga xamante ni moo di Seydina Limaamu Oustaz imam ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw nuyoo boobu danaa ci sawar ndax yàlla dafa dogal le défunt xalif de la communauté Layène maam Alsaan Laay Raan Laay soxna si may denc fii si kër gi moom moo ma ko may. macha allah ndax xam nga ñoom dañu am façon bu sunnawu bu dëppoog jàngale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu maye jabar ak ñaan jabar dañu teg de côté lépp luy puukare ak ngistalu àdduna da di dajale ci année bi ñi nga xam ne dañuy ñaan soxna wala ñi ñu war a maye soxna daal di def loolu ñuy wax un mariage groupé waaw léeg-léeg ñu mat 20 30 40 ñu boole leen benn alxayri daal di joxe somme bu symbolique joxe guro gi def ñaan ku jigéen ki daal di mën dem ca néegu sëyam di si jaamu yàlla toppatoo sëyam ci farata ak sunna alors kon nag appel bi ñun ñëpp waa Jamra suñu appel la ndax suñu diggante ak communauté Layène dafa yàgg lool bokk na ci firnde yi bii may bëgg a wax mooy bi Abdou Latif Gueye bëggee song criminalisation du trafic de drogue yoon daf ñu ne yéen Jamra amu leen droit accéder ca pencu ndawu réew ma ndax doo leen député ba ñu defee suñu taxaw seetlu ñu ne li fi sës daal comme que fa ñuy nose ak di noccee loi yi ku fa amul kàddu di nga def ay marche defi séminaire ay sitting wax ba xotteeku te kenn du la faale te Jamra statutairement amul droit wàcc ci langue politique bi kon la ñuy def dañuy créer sur les flancs de Jamra un parti politique ñu daal di ko créer tudde RDS Rassemblement démocratique sénégalais maam Alsaan Laay Raan bii moom la fekkoon mu toog ci jal bi ba ñu demee di ko tàggu ginnaaw bi ñuy tàggoo naataangoom yi xalif général des mourides sëñ Abdoulaye Sy Dabakh à Tivaouane ak yooyu waaye ba ñu ñëwee ci moom dafa am baat bu mu ñu wax bu ñu dul fàtte mukk daf ñu ne man ba ma déggee ne Jamra ngi bëgg a dugg ci politique ak fi ma tegoon Jamra sama xel dafa xaw a ñagas waaye li ma dégg Abdou Latif Gueye wax démb ne am na lu ñuy xeex lu am solo loo xam ne ñoom mënuñu koo xeex ci biti ba am ci ndam lu dul ñu am baat fa ñuy nase ak di noccee loi yi mbir mi doog a leer ci sama xel maanaam ci gàttal kon yéen Jamra da ngeen bëgg a dugg ci politique waaye pas pour faire politique politicienne u Sénégal yi nga xam ne weerante la xawante sutura ak yooyu waaye da ngeen ci bëgg a dugg jariñoo ko comme caabi pour liggéeyal diine ji Latif ne ko waaw mu ne kon nag macha allah taal leen ma ñaanal leen macha allah voilà moo tax nag la saa bu appel amee dañ koy def suñu affaire bopp voilà kon nag ñu ngi ñaan suñu borom mu may communauté Layène ak jullit yëpp ñu dugg ci ak bisimilah rahmaani rahim parce que tàmbali nañ ko tey amiin ñu war ko clôturer ak cérémonie bu mag a mag fii ci Yoff ci Yoff ci booru xablu bi waaw ñu mën ko clôturer ci alhamdulilah rabbil alamin te yàlla def jàmm ci réew mi macha allah yal na yàlla def jàmm ci yéen bi muy lu kàddu yu am solo yoo xamante ne xëy na ñun ñëpp dinañ ci jëriñu ci message bi nga xamante ni jàllale na ko waaye imam damay des ak yow rek ci li nga xamante ni yéen a ngi ko doon wootee doon ci woo sénégalais yëpp muy rassemblement bu am solo bi nga xamante ne def ngeen ko keroog le 20 sénégalais yëpp wuy leen si mu mel ni message bi ngeen bëggoon a véhiculer jàll na lan ngeen ci waxaat sénégalais mu mel ni message bi ngeen doon bëgg a véhiculer jàllati na sax la ñuy wax ndax yàgg naa jàll jàllati na lan ngeen ciy waxati sénégalais yi
France invitation France 24 RFI kii sax ñëw na nu mu tuddati La Voix de l'Amérique ñëw na ba interview invité woon nañu tamit agence Chine Nouvelle Algérie ci compte rendu yi médias yi def am na ñu ma dégg ñu naan la mobilisation a été massive ba joxe sax ay évaluation 100 000 personnes am na yeneen médias yu ne 80 000 am na yeneen médias yu ne 50 000 bi ci gën a tuuti ci évaluation yi 50 000 la benn parti politique benn coalition de partis mësul réaliser loolu à la place de la nation parce que boo tàmbalee ci monument ba xool ba sa bët yi fi sa bët yam mu romb BCEAO ba champ de course foo sànni mbàttu mu takk te li ci dal xel amu ci kenn ku ñu jox paas ne la ñëwal amul kenn ku ñuy jënd mbuusu ndox jox la wala yooyu politiciens yi di def jox la ñii jóge nañ Touba loué seen car ñii jóge Ndiassane ñii jóge Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne am na ñu jógee sax Bois Sacré foofa ca Oussouye roi de Oussouye moo leen soññ ne na ngeen dem si daje bi ndax mbir mi du affaire u diine kot te ñun waa Bois Sacré askanoowuñu ci injiil bi yonent Yàlla Iisaa askanoowuñu ci alxuraanul karim diine maam ya ca la ñu ne te ñoom lii ñuy xeex bu dul affaire u diine sax waaye doomu aadama ci boppam rek fonk gi ko yàlla fonk ak dignité bu mu am war naa jomb di def musiba bii nga xam ne mala yi sax jomb nañ ko def kon moom itam yabal na délégation place Obélisque kenn xaju fa voilà kon nag léegi li ko ci Barma di wax rek werante xuuxaan la woon ñu ne nañ tekki tubéy rek ba xam waaw ñoom nag bu ñu mënee nañ def lii ñu def nii bu ñu mënee nañ def mooy li Abdou Diouf di wax rek jàkk jàngook ku mën na nodd alors donc le peuple sénégalais envoyé na un signal fort aux autorités pour daaneel kàddu de ces mauvaises langues yi doon wax naan c'est un petit groupe là d'islamistes de politiciens comme que loolu daanu na xam ngeen ne ñun lii ñuy laaj c'est une demande sociale voilà ñu ngi leen di invité ñoom autorités yi à savoir raison garder ba pare jéem a xool léegi ni ñu mën a def ba prêter une oreille attentive au peuple sénégalais voilà ndax citoyens sénégalais yi dañu am taxawaay bu bees ginnaaw bi leen yàlla yeewee ba ñu yeewu lool ba comme ni ko Ibou Sakho doon wax sax nee na ñi doon nelaw sax ña yeewu coow nañu coow bëre ba dal seen kaw ñooñu tam yeewu ñëpp a yeewu nañ mais surtout la jeunesse est consciente que am na arme bu ko yàlla jox muy sa carte d'électeur les gens en sont très conscients te defe naa wane nañ seen bopp waxuma ne ànd sàmm ji koy li bu ma kenn wax la loolu électeurs yi wane nañu seen bopp ci élection locale yi wan ni sénégalais yeewu nañ nangu nañu maire yi Guédiawaye nangu maire yi bu Dakar bu Tëngéej bu Kaolack bu Ziguinchor bu Thiès ainsi de suite bëri na voilà kon nag ñun daf ñu daloon en 2009 bi ma nekkee ci nguuru Ablaye Wade j'étais le porte-parole de la mouvance présidentielle sàggante ak dem ba beew ci pouvoir taxoon na ba ñu demee ba gis ne tànqamlu jooytu yi askan wi di jooytu daloon nañu on a été sanctionné en 2009 électeurs yi jóg dóor ñu xët nangu maire yi ci loxo Pape Diop jox ko Khalifa Sall dóor ñu xët nangu dégg nga mairie bu Kaolack jox ko Madiène Diouf bu AFP ainsi de suite ci la wax nag ca réunion conférence des leaders yi ma ne fekk gars yi nekk ci rajo yi ak télé yi naan non on est toujours majoritaire dans le pays ma ne leen bàyyi leen waxi nax sa ngandam yi le peuple a donné un signal fort na ngeen ko exploiter interpréter ko xool nit ñi luñu ce qu'il y a à corriger waaye faalewu ñu ma dañ ci teg ñaareel rek ñu ngàdd ñu daaneel ñu ci alternance su 2012 bi voilà Macky Sall ak ñëw ak nguuram ñun ñu sànni ñu fële nit ñi kenn moomu leen ku leen yëg ñu yëg la boo leen yëgul ñu boole la yow ak sa puuka rek sa yëkkati ay mbagg sànni la fële tànn ñeneen voilà kon nag ñun loolu daloon nañu en 2009 kon nag ñii fi ne fraternellement ñu ngi leen di demander yéen itam ngeen jële ci ay jàngat xool ce qu'il y a à corriger lu tax nit ñi mer ngeen jéem ko jubbanti dëgg la nag xat na lool nag parce que législative yi ñëw na 5 mois la waaye nag tubaab nee na
il n'est jamais trop tard pour bien faire. macha allah muy kaddu yu am solo waaye ba tey rek ci am sàmm jikko yi ci laay des démb dañoo gis benn élément boo xamante ne dafa génn Sénégal yëpp xam ko sur le nom de Fatou Ndiaye Fouta Tampi am ay révélation yu mu def ba joxañ leen yéen ñi nga xamante ne ñoo nekk wax sa am ànd sàmm jikko yi jël turu borom ñaari tur yi teg ko seen kaw. waaw kooku day maa ngi koy ñaan mu dimbali ñu. ndax xam nga amoon na fi jamono ministre de l'intérieur convoqué ma. nee ma dama dégg ci plateau télé yu bari ngay wax naan ñun état bi. ñoo dooleel góor jigéen ñi jox leen ay récépissé de reconnaissance officielle moo tax moo wala pour ñu waxtaan. foofu tam ñu daal di jëfee loolu Kocc Barma di wax rek werante xooxaan tekki tubéy ba may dem dama gànnaayoo samay preuve. ñëw teg ci table bi ma ne ko waaw loolu day ni nga ko déggee rek laa ko déggee. mënuñu dul rek ñaan soxna soosu mu dimbali ñu. ndax ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. te lu bon xajul ci dëkk bu tedd bii nga xam ne fii la Bamba tëdd Maodo Baye Niass Baye Laay ak ñeneen ñu baax. ni mu ñu di mën a dimbali daal mooy mu def ni ma defoon rek. ba ñuy werante naan Jamra nee na yore na liste association góor jigéen yi am na wala amul. mu tombeek ministre de l'intérieur daal di sàq mi suñu lañ. Aly Ngouille Ndiaye la woon mu daal di yónni secrétaire général. bu ministère de l'intérieur kooku convoqué ma. ma daal di dem wuy si leen. ñu ma dañu dégg day ci plateau télé yu bari ngay wax tout le temps que ñun état bi ñoo dooleel góor jigéen yi ñoo leen reconnaître jox leen ay récépissé. seen association yi ñu bëggoon daal ñu waxtaan ci daal ba xam. ndax en tout cas man mii di wax ak yow Aly Ngouille Ndiaye def naa 7 at déjà ci poste ministre de l'intérieur te fàttalikuwuma fu ma joxee ay kuréelu góor jigéen ay récépissé. ma ne ko bravo mosoo joxe bravo waaye dañu ne fii nga toog te mu tudd ministère de l'intérieur du Sénégal. waaw jox nañu fukki récépissé ak juróom-benn kuréelu góor jigéen yi juróom-ñeent la woon ca nguuru Ablaye ba ma bokkoon te xeex ko. ànd ak Mbaye Niang Oustaz Aliou Sall. juróom-ñaar ci nguuru Macky Sall muy fukk ak juróom-benn. ma ne ko nag boo yoree loo bind. ma jox la ci quelques échantillons. léegi bu ma demee nga jox ma sa adresse email ma yónnee la toute la documentation yónnee la sax ay documents yoo ma laajul. ci conséquences su récépissé yi. mu ne ma bismillah. ma ne ko première association bi ci ëpp taalibe. mooy AIDS. ku ñuy wax Jaaji Diouf moo ko jiite. 635 membres. en même temps mooy porte-parole Africa Gay. numéro de récépissé 15 444. délivré par qui? La DGAT, la Direction Générale de l'Administration du Territoire. beneen récépissé bi mooy kuréelu góor jigéen ba nga xam ne seen secrétaire général bi moo gën a rëy làmmiñ dàq tooñ. parce que gis naa mu di ma tudd ci réseaux sociaux yi te man jotee ma ak moom dara. ñu di wax Jamil Bangoura. di association góor jigéen bu tudd Prudence. numéro de récépissé 12 345. noonu daal laa ko toppee ba ci kuréelu góor jigéen yu jigéen ñi ñu di ko wax sourire de femme. yàlla dogal na suñu jàkkaarloo boobu ak ministre de l'intérieur jur na njariñ. parce que Sénégal leeral daf fi baax. teg nañ ci ay fan yu néew. mu am kilifa gu fay yëkkati kàddu ñu di ko wax Ahmed Fadel Kane. nee na ginnaaw audience bi Jamra amoon ak ministre de l'intérieur. doon jàmbat mbirum récépissé yi ñuy jox ay borom ñaari tur. jot nañu ndigal ñun ministère de l'intérieur pour ubbi ab l'enquête. ñu xam ku leen ko jox ak lu tax ñu jox leen ko ak ci yan circonstances lañ leen ko joxe. kon maa ngi ñaan soxna si tam mu dimbali ñu ñun ànd sàmm jikko yi moom mu defal ñu lu mel noonu. nañu dimbali wax ñu ñan la. ñuy jóg jëflante kook ñoom ba mu saf sap. waaw ndax ñun li ñu tax a jóg. mooy farata ak sunna. mais kiy xeex loolu noonu ñu jëlaat tuuma boobu tegaat ko sa kaw kàddu yooyu la ngeen ko mën a jàppee. waaw mooy nañu dimbali rek. wax ñu ñan la rek. ba ñu xam leen. parce que mais moom dafa globalisé waa ànd sàmm jikko la wax. bari nañ de. nous sommes 146 organisations. la Ligue des imams et des oulémas bu Oustaz Dame Ndiaye mu ngi ci. daayira Oustaz Aliou Sall. di nit ku maanu. dimbali xale yu bari ci wàllu diine ñu ngi ci. le rassemblement islamique du Sénégal bu Oustaz Makhtar Kébé. mu ngi ci. organisation islamique Jamra mu ngi ci. am na sax ay kuréel yoo xam ne
duñu ay organisation islamique yu demee ni SOS consommateur de l'éminent avocat maître Massokhna Kane membre la ci ànd sàmm jikko yi. y a même des intellectuels yu demee ni l'éminent sociologue Malick Ndiaye. te jiite le collectif des intellectuels du Sénégal mu ngi ci biir. donc bari nañu. 146 organisations. ça fait des milliers de gens. voilà bu ñu mënee dimbali rek wax ñu ñan la rek. danañu arrangé lool. ñu jëflante ko ñoom te su boobaa yàlla fay ko. ndax dañu ne ci dëkk bu tedd boo xam ne fii nga xam ne fii la Bamba tëdd. Maodo tëdd fii Baye Niass Baye Laye ak ñeneen ñu baax. lii nga xam ne ngor bu ko diini buggu ko. képp ñëpp a ko war a xeex. comme que moom mu ngi koy xeex maa ngi koy félicité. waaye na defaat quelques jéego comme ni ma defoon rek. toog ak ministre de l'intérieur ne ko góor jigéen yaa ngi. indi ay preuve voilà ni ñu jox mu ngoog. macha allah mbokk yi muy kàddu yi am solo yoo xamante ne xëy na rek lu leer lañ ci bëgg ba taxoon ñu seqoon si ak imam li nga xamante ne moo di waxtaan waaye imam ñu tëjee ci benn point rek mooy ñi nga xamante ne aussi mooy ànd sàmm jikko yi yoon bi nga xamante ne ci ngeen taxaw nii keroog ngeen def loo xamante ne sénégalais yëpp tegati nañ seen bët gën a xam ni yéen a ngi ci bonne voie pour yee ñi nga xamante ne aussi ñoo di askan wi rawatina sénégalais yi nga xamante ne ñoom ngeen jox ñoo leen jox bopp lan lañ mën a xaaraat ci ànd sàmm jikko yi ci lu yàggul dara jamono ji. waaw léegi woote nañu assemblée générale du directoire. waaw ñoom war nañu daje incha allah sur convocation de notre coordonnateur. imam Ababacar Mboup. voilà kon nag xam naa ne bu ñu jógee ci boobu jataay ba def le bilan. et l'évaluation de la grande mobilisation du 20 bi passé. alors bu ñu defee bilan bi du ñàkk après directoire bi jébbal leen yéen taskatu xabaar yi. une déclaration incha allah. sur notre appréciation. de la grande journée du 20 février. et jox leen tamit ay tegtal. sur les prochaines étapes du combat incha allah. voilà macha allah li nga xamante ne ñaan Sénégalais yëpp ñu ngi ñaan yàlla na coow loolu jàll ginnaaw ba mu bañ a amati Sénégal mi le 3 mars passé coow li doxoon ci Ousmane Sonko Adji Sarr fan yi ñu ngi gis ci réseaux sociaux yi Adji Sarr génnaate def ay déclaration imam naka la gisee loolu. waaw xam nga ñun yàlla dogal na. ñun ñoo jëkk a monter au créneau. maa ngi ci ndokkelewaat suñu nijaay Abbé Jacques Seck. bi suñu coordonnateur. du collectif des médiateurs religieux. pour la préservation de la paix civile. boole tamit ci ndokkeel bi imam Youssouf Sarr. parce que ci la bokk. ak sa naataango bi nekk consultant religieux ca Walfadjri. di imam Cheikh Tidiane Diop. waaye bari nañu mat nañu 11. ñu sonnoon ci lool ndax jamono bi ñuy jóg. dégâts yi bariwul woon. xeexoo yi daal benn xale bu dëkk Bignona. bu ñuy wax Boubacar Ba moom daal la ñu amputé woon. loxoom. dëgg la neexul xale bu ak am fukki at ak juróom benn. nga xam ne ci tout l'avenir devant toi ñu ne ñàkk nga benn loxo. dana am lu bari lu mu wàññi ci sa avenir. waaye terewul fa la dégâts yi yemoon. waaw ñun ñu ne nag il faut ñu jóg ndax dara gënu la yées. nga nekk ba bakken rot ngay jóg di def le rôle du médecin après la mort. voilà ci la ñu jógoon ñu ne fan la ñuy tàmbalee. abbe ne xanaa ci ki ñu tuumaal. waaw dem nañ fa mu recevoir ñu. jox ñu sa version. ñu ni tamit ñu wax ko suñu xalaat. ne ko li ñu dégg ne yaa ko wax bu dee am na ñun ànduñu ci. mooy li nga wax ne doo wuy ji. procureur doo wuy ji justice. gënul nag justice daal di mujjee jëfandikoo loolu code pénal di wax le mandat d'amener. waaw mooy dafay jox takk der yi ndigal ñu jëli ne comme woon nañ ko ci njëkk teraanga ñëwul léegi fu mu mënti ne ak foo leen ko mën ko fekk mu neex ko mu naqari ko na ngeen ko indi. ci laa ko nettalee moom Sonko personnellement ma nettali ko njaxare bi amoon Touba. en 2001 ci jëmm jooju yal na ko yàlla yërëm Khadim Bousso. amiin ndax moom itam dañ ko convoqué woon. ci benn contentieux financier bu mu amoon ak benn banque. mu ne du ñëw malheureusement li ñuy ragal moo mujj am. ñu daal di yebal takk der yi jox leen li ñuy wax mandat d'amener. ñoom ñu ñëw fa ak doole dajji bunt yi fekk chambre à coucher jàppante am fa ba yàgg ñu dégg balu fital teel. dañu egsi rek ndeysaan fekk jëmm ji sedd guy. dans une mare de sang
ba fii may wax yow werante baa ngi ne kur ñii naan bavure policière la takk der yi naan dafa xaru mbokk yi rejeté ko ne mukk kii taalibe sëñ Touba la jullit àqan la du def loolu waaye li wóor ba wér mooy jëmma jooju ñàkk na ba kenn donc yooyu yëpp waxtaan nañ ko ak moom ba mujj gi daal mu ne li ñu wax xel mën na ko dégg waaye nañ ko may mu waxtaan ak ay avocat am ñu ne ko c'est tout à fait normal waaye ñun suñu devoir la woon wax la suñu xalaat alors comme ni ko ñëpp gisee waxtaan na ak avocat am yi ba mujj na jóg wuy ji bon wuy ji bi nag bari na ay jeexi jaaxa ci yoon bi ndax dafa dem ne fii lay jaar police ne ko doo jaar fii ko itinéraire bi lay jaar mu indi ay jàppante bloqué maa ngi sargal maître Bamba Cissé ndax moo doon def médiation keroog daal di wax chefu takk der yi ne bon boo leen ñu mënee may ñun avocat yi ñu jël ko dugal ko suñu oto yóbbu ko parce que loolu mooy objectif bi mu wuyu ji juge bi chefu takk der yi ne ah non le délit est déjà consommé il faut ñu téye ko yóbbu ko entendre ko parce que am na trouble à l'ordre public ak participation à une manifestation non autorisée noonu daal lañ ko collé infraction bu bees yóbbu ko brigade waaye toujours est-il que ñu ngi sant yàlla la ñu ko xelaloon def na ko mooy dem na ñaareel ba ñu génnee sa xaritu taskatu xabaar yi tàllal ñu micro ne waaw léegi lan ngeen waxanteeg moom Ousmane Sonko ñu ne leen mënuguñu leen wax lu ñu waxanteeg moom parce que kuy dox tànku jàmm waaw danga war a tëddee njaaxanaay tubaab nee na une médiation pour être crédible doit être à équidistance des deux parties déglu nañu kii kaka porte plainte waaye malheureusement ba mon ami El Hadj Diouf de maître El Hadj Diouf déggee ne bu jógee Sonko ñu ngi jëm ci Adji Sarr rek hop coow li jib rek mu wooteel ñu conférence de presse man ma ne ko ordre du jour Makhtar Gueye noppali kul bàyyi lu xew ci dëkk bi nga ne danga koy médiation lii mënoo ko médiation affaire yoon la bàyyi yoon def liggéeyam après man le lendemain ma daal di dem ci sa naataango bu ñu wax Lansana Cissé fii ci 2S ma tontu ko ma ne ko El Hadj mon ami El Hadj na sa xel dal ñun ñëwuñu pour def sa liggéey avocat on n'en a pas la compétence encore moins di jéem a substitué wu ci juge yi ay ndongal daara lañu ak i labbe dox jàmm moo ñu tax a jóg lii ñuy dox nag tekkiwul ne dañu bëgg a gàllankoor le travail de la justice au contraire ñun on dit tout le temps nañu bàyyi justice def liggéey bi mais parallèlement comme que mu ngi am yi xeexoo te ay yi commencé naa fekk weesuwul ñu bàyyi ko bakkan non médiation du fi am la ragaloon jëm fukki bakken ak ñeent moo rot te mënoon naa ñàkk waxuma ne bu ñu defoon médiation du am waaye dana wàññ du egg ci niveau boobu ñu taal 17 Auchan ak 70 stations essence il y a des centaines de jeunes qui ont été réduits au chômage ba léegi y a des sociétés yoo xam ne siggeeguñu nañu war a siggee ndax lañ fa perte lañ fa daj alors yàlla dogal na nag tey la anniversaire bi démb le 3 mars et li am solo rek mooy loolu tubaab di wax rek ne c'est en faisant des erreurs qu'on apprend c'est-à-dire que li fi sës léegi mooy ñu jéem a tirer leçon de nos erreurs du passé état bi na ci tirer ay leçons les protagonistes les acteurs politiques et sociaux yi impliqué woon ci dossier bi tam nañ ci tirer ay leçons ñu jéem a xool ni ñuy jëmee kanam ndax Sénégal jàmm rek a fi xaj kon nag ñu ngi profité ci appel bi ñaan yañ fay ñaan ak zikkar yañ fay ñaan yàlla na ko suñu borom sëmbërtal ci dëkk bi yëpp amiin ba
mujj gi jàmm sax fi dàkk. amiin amiin ndax amiin loolu rek a fi xaj. fii safaan xaju fi. amiin dëkk jàmm la Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. macha allah mbokk yi muy kàddu yu am solo yoo xamante ne mënut woon ñàkk nag ñu yëkkati ko ci li nga xamante ne moo di suñu jotaay ñu fàttali leen ko rek imam Makhtar Gueye Jamra la ñu dalal tey fii ci Sénégal Buzz 221 imam yaakaar naa ne jotaay bi am na solo ci ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel dañ lay bàyyi rek nga joxe dernière kàddu yi ñu daal di tëj. waaw dernière kàddu yi daal moo di par rapport ak coow li fi amoon. te suñu mbokku jàngu bi. amoon ci lu leen naqari. dañuy dellu di bamtuwaat rek. que suñu borom ci boppam moo jëkk a joxe ay tegtal. ci ñun jullit yi ñuy yaatal. suñu dëkkandoo yi nga xam ne bokkuñu ak ñoom diine. ñëpp a ngi fàttaliku Seydina Mohamed tàmbalee di tabax la cité état de Médine. ñu bari ñoo xam ne ay prisonniers de guerre la ñu woon. te ñu gañe leen ci xare Badar xare Uhud. mu am ay saaba yu ànd ak Xadar ne dañ leen war a exécuter Seydina Mohamed moo ci opposé wu. ne prisonnier de guerre kenn du ko toroxal. alors ñu utal leen benn quartier. ci biir Médine ba siñanteeg sax ñoom pacte. pacte ahlu zima. Seydina Mohamed na joxe instruction ne obligation ak faveur yi ngeen di defal les musulmans. de la population médinoise na ngeen leen defal ñoom itam les mêmes faveurs. ci yamale bi ku ci feebar ni ngeen di fajee jullit bi na ngeen ko fajee kële jigéen bu ci tollu diggante moo xam jullit bi wala ku dul jullit bi na ngeen leen yemale lenn rek daal lañ leen sas. ñoom ñooñu nga xam ne bokkuñu ak ñun diine. mooy la dîme mu di l'impôt religieux ni ko sàmmkat bi di fayee. chaque fois bu jaayee jur. di ko verser à l'état central ñële yi tamit nañu def la même chose bu dee récolte la. ci activité agricole am verser impôt. na mu waree jullit bi noonu la waree kële. donc loolu yaatalante boobu. ak muñalante. l'islam moo ko jëkk jàngale. te suñu borom tënk ko ci benn kàddu lakum diinikum waliya diin. kon nag bu ñu nekkee dans un pays à 95% de musulmans. bu ñu moy rek ci suñu doctrine islamique. de manière aveugle mel ni ñeneen newuñu fi. ñeneen a ngi fi. waaw ñooñu tam nañu jàpp ne suñu ay mbokk sénégalais lañu. suñu ay compatriotes lañu. ñuy mën di respectante. parce que article 24 constitution dafa consacrer la liberté de culte. waaw liberté de culte mooy nga am droit gëm lu la neex. am nga droit sax bañ a gëm dara. waaye bul ne ni ma mel ku melul noonu. dama la war a xeex dama war a noonu ak yow loolu baaxul. loolu baaxul. alors xanaa rek di ci dolli nekk noonu ko suñu borom jàngale. mag ñi yàgg nañ di joxe ay tegtal. comme quoi que ñoom ñu ngi koy jëfe bi ci gën a fës mooy cathédrale bu mag bi cathédrale Dakar. te ñu di ko tuddee cathédrale Notre-Dame des Victoires maa ngi dégg abbé c'est-à-dire bi Khalifa Sall en tant que maire de Dakar. doon présider benn cérémonie bu ñu defal jubilé monseigneur cardinal Théodore Adrien Sarr. pour màggal son 50e anniversaire de son sacerdoce au service de l'église et du dialogue islamo-chrétien. dégg naa benn abbé bu fa yëkkati kàddu wax ni église bi à l'origine c'était un cimetière lébu. waaye ba évangélistes yi ñëwee te soxla place bu mag pour am fa seen jàkk ju mag église bu mag lébu yi daal di leen ko séddee ba mu nekk tey bërëb bi. alors bañ ko war a inauguré ci 1936. pape bi fi nekkoon à Rome. ñu di wax Pie XII dafa amoon ngànt. daal di yebal benn ambassadeur am bu ñuy wax le cardinal Verdier. cardinal Verdier ba mu ñëwee nag. ci cadre activité yi marqué inauguration église bi. alors
le gouverneur le maire de Dakar benn tubaab bu ñëw Alfred Goux. waaw dafa ne woon balaa cardinal di ñibbi dañuy organiser benn cérémonie. foofa ca salle de délibération bu hôtel de ville. pour que daal ambassadeur u pape bi. mën a nuyoonte mën a xamante ak autorités religieuses yi fi ne. alors bu ko defee këru diine yëpp yabal seen délégation ñu daje foofu ca salle de délibération bi. yàlla dogal na keroog Serigne Babacar Sy. bi nga xam ne moo doon nekkoon xalif général. de Tidiane. ay naataangoom yu Touba ak Tivaouane ak Ndiassane ak Thiénaba ak Niassène ak tout ça moom la ñu joxoon kaddu pour mu wax ci seen tur. mu yëkkati fa ay kaddu historique yoo xam ne boo demee archive de Dakar du Sénégal bi nga ko gis. nee na maire Alfred Goux. yaa dalal l'ambassadeur du pape. le cardinal Verdier loolu rafet na nga wooñu ñun itam. ñu saafoonteeg moom balaa muy ñibbi loolu itam ñu ngi koy rafetlu. waaye sa gan la waaye gënul nekk sa gan que ni mu nekkee suñu gan ndax ñun la fekk si fii. ci suufu Ndakaaru. ñu nekk fii une majorité large. bi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waaye suñu borom moo ñu sant. pour que ñi nga xam ne mënuñoo tàgg ak ñoom te bokk ak ñoom penc mi ñu nekk ak ñoom nekkin bu rafet. kon nag ñu ngi koy dalal jàmm. di ko ñaanal tamit dëkkam balee mu jëm. di Rome. pour rendre compte kilifaam. alors yàlla na fa egg ak jàmm. daal di wax ju rafet daal di leen fàttali nag. baat bu tedd boobu suñu borom wax ci teel alxuraan te ma junj ko léegi làkkum diinikum waliya diin. waaw ñoom ñu ngi egg seen yaa ngi egg sa diine. alors bu ñu tënk ko ci loolu rek kenn du xarab kenn. kenn du xeeb kenn. kenn du diaboliser kenn. da nga koy bàyyi ca la mu ne ci digganteem ak boromam. yow ca la nga ne. te du sa coobare yàlla la fa affecté. da nga judd dans une famille religieuse fekk ñu di ko jëfee. yàlla wërsëgal nga nekk ci loolu. voilà après li si des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla. macha allah voilà kon nag da nga ma doon wax ma tàggatoo. waaw kon ñu ngi gërëm mboolem téléspectateur u Sénégal Buzz 221. di jéggalu li ñu xàppati ci seen i simili. pour ngeen may ñu nopp. ndax xam nga ñun dañu bari wax. di leen ñaanal ci bés bu tedd bii. nga xam ne suñu mbokk laayeen yi suba ba tey zikr yaa ngi dal. laa ilaha illallah baa ngi dal. laa ilaha bi nga xam ne ñëpp a ko bokk. murit ak xaadir ak tiijaan ak laayeen. laa ilaha illallah. yàlla kot mooy yàlla. alors yàlla na yàlla def nag zikr yooyu yëpp. ak ñaan yeeg. guddi gi ak ci bëccëg gi. yàlla soppi ko yiw bu yaatu. amin 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 daal di ko sëmbërtal ci dëkk bi. amin yaa rabbi saxal fi jàmm. amin dàqal Sénégal seytaane. lafal suñu réew cat. suñu kilifa diine yi yal na yàlla ñoddi seen i fan te toftal ci wér. yal na yàlla def jàmm ci réew mi. te laqal ñu Sénégal fu yàq yeggul. amiin yaa rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi di kontaan bu baax a baax ci jàkkaarloo ak moom fii ci Sénégal Buzz 221 di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.